salaamaaleykum la famille ziar naa leen seen frère le sœur le révolutionnaire maa ñëwaat ak yéen tey si benn live bu gàtt comme niñ koy faral di defee à chaque instant di faral di def ay vidéo di waxtaan ak yéen toujours ci actualité yi faral di am ci réew mi tey nag dañoo ñëw pour def benn live pour waxtaan ak yéen def andi ay leeral ci yenn actualité yi nga xam day faral di am tey nag li nga xam ne moo waral live bi mooy benn sortie bi nga xam ne Abdou Karim Gueye bu mouvement Nitu Dëgg Valeurs di leader ci mouvement bi def na ko démb ci chaîne YouTube am joxe ci ay point de vue am wax ci xalaatam ci benn sortie bu Ousmane Sonko def ñu xëy tey mu jur benn polémique boo xam ne polémique bu doy waar la jur jaxasoo boo xam ne mënoon na ñàkk ma ñëw rek pour peut-être du ma ni sax encadrer le débat mais pour joxe ci sama xalaat man tamit comme tout le monde parce que je pense bien que am naa ci xalaat bu ma si mën a joxe te war naa ko mën a joxe mais avant tout ma préciser benn affaire kani man ñëpp xam nañ ma si mouvement Nitu Dëgg Valeurs mu nekk lu may assumer du nekk loo xam ne je suis fier que ma bokk ci mouvement boobu je suis fier que ma am leader bu mel ni Abdou Karim Gueye mais tooguma fi sol casquette défenseur de Abdou Karim wala pour attaquer Ousmane Sonko wala quoi que ce soit maanaam tooguma fi au nom de Nitu Dëgg Valeurs dama fay toog au nom de Sœur le révolutionnaire pour joxe sama xalaat ci loolu nga xam ne am na te mu nekkoon lu mën a ñàkk parce que benn affaire la boo xam ne tey man j'ai vu dans les réseaux sociaux dans les groupes WhatsApp tourne polémique coow boo xam ne mënoon na ñàkk léegi pour nag ñu comprendre xam exactement li am lan moo ko waral pour ñu def la part des choses il faut ñu commencer balaa may ñëw dugg directement ci sujet bi ñu retracer waat affaire bi maanaam dem sa cëppaandaw ba xool lan moo waral lii am parce que olof dani lu yëngu rek la ko yëngal ak ëpp doole lu am rek am na lu waral moo am léegi il faut ñu retracer toujours rek lan moo waral coow li ngeen may ma ko rek ma def ko ci benn 2 minutes wala 3 minutes mooy dañoo xëy un bon jour y a un mois de cela dañoo xëy benn dimanche soir ñu gis ay vidéo di circuler dans les réseaux sociaux mu nekk kilifa site internet boobu di Leral TV publier ko di wax di titre Y'en a marre au cœur d'un trafic de visa mu nekk foo affaire boo xam ne vidéo boo xam ne ñun ñëpp bañ ko gisee naqarlu nañ ko mu doon vidéo boo xam ne ñun ñëpp bañ ko gisee am nañ lu metti suñu xol parce que xaaruñ ko woon ci kilifa ñu toog un jour kilifa def benn sortie def benn genre interview daal di démentir maanaam li ñu foogoon ci vidéo bi def benn sortie ni carrément moom ak waa ji séquñ sax waxi passeport waa ji dakaa ñëw pour mu dimbali xaritam pour mu dimbali doomam moom ak waa ji mbirum oto lañ séq xaalis bi ko waa ji jox pour oto la ñun ñëpp ñu gëm ko ñun ñëpp ñu kontaan si génn défendre kilifa wax ni kat waa ji dakaa bëggoon taqal mais taqal ko alhamdulilah ba kilifa yàlla suturaal na ko ñun ñëpp ñu génn def si ay vidéo wax ci ñu toogaat 2 jours ñu génnaatal ñu beneen vidéo boo xam ne day remettre en cause li nga xam ne moom la kilifa waxoon si interview boobu mu defoon li nga xam ne moom la waxoon ak li ñu expliqué ñu génnaatal ñu beneen vidéo boo xam ne da koy remettre en cause ñu bëri ñoo xam ne doon nañ défendre kilifa am si gàcce xamatuñu lan la ñu war a wax parce que ñu bëri dalee na bett mais du ñëpp ñooy am courage du wax ko Abdou Karim Gueye am courage bi ak honnêteté bi ak sincérité bi génn def benn vidéo ni carrément kilifa lui a déçu parce que moom bi première vidéo bi génnee dafa woo téléphone kilifa ñoom ñaar ñu échanger kilifa ni ko nii ak nii ak nii la demee bi mu disee deuxième vidéo ak première vidéo bi dafa xam ni kat kilifa li mu ko wax nekkul woon dëgg loolu metti ko mu génn dal ko def vidéo boo xam ne ñu bëri doon nañ ko metti ñu bëri doon nañ ko ñaawlu te ku ne nag am nga droit rafetlu ko wala nga ñaawlu ko ku ne mën nga cee am sa point de vue si jamono yooyu ñu bëri fàtte débat bi ñu dawal 1 mois après notre gendarmerie nationale jàpp benn gain boo xam ni dañ koo jàpp si mbirum trafic de passeport diplomatique ay visa ay yooyu maanaam koo xam ne da doon def faux usage de faux di jaay passeport diplomatique bu Sénégal bi ko gendarmerie bu Sénégal jàppee ñuy def enquête toog def nañ lu ma 2 jours ñu def enquête siiwul kenn yëgul ñu jékki-jékki rek média bi jot si siiwal mbiri jour bi ko média bi siiwal ci ëllëg sa
ñu dem jàppi kilifa pour xool est-ce que kilifa ak affaire boobu noonu ñu doon def dafa am lien. Procureur ñu xool xam ne amul benn lien si yoon dañoo waroon bàyyi kilifa mais procureur de la république dafa utiliser kaawu kilifa comme benn contre-feu mel na ku ko bëgg a boole ak affaire député yi bëgg koo def benn affaire sénégalais yi génn ak ñun ñu def si ay vidéo man def naa si énormément de vidéo pour leeral nit ñi kat yi ñaari affaires yi c'est des affaires yoo xam ne c'est diamétralement opposé député yi ne ay député Benno Bokk Yaakaar lañ yoo xam ne dañoo fute def affaire boo xam ne dañ leen a jàpp en flagrant délit procureur de la république xam ne ñii si moom la ñu bokk ñoo bokk benn parti parce que moom il fait de la politique Macky Sall moo ko fal mu bëgg a jël benn affaire kilifa wala affaire ay activistes yoo xam ne ñoom peut-être dañoo juum bëgg koo def contre-feu bëgg kaa fayee coow li ñu taxaw dénoncé ko ñun ñëpp dénoncé ko ba mu jeex tàkk ñu teg si 2 jours benn fan sax la ci teg ñu woo Simon daal ni Simon da doon loué passeport visa am 10 mois woowaat Thiat bi ñu woowee di Simon waa Y'en a marre def ay communiqué daal ni Simon man sax maa ngi jégalu parce que man si Pape Makhtar Diallo laa ko njëkk a déggee daal ni Simon dañ koy toppee ni dafa loué visa am alors que liéwul visa am dafa faa tayewoon pour ñu lebal ko xaalis mu doonoon lu yenn maanaam ñun ñëpp ñu gëm ko beneen vidéo génn remettre en cause loolu ñu gis ne directement Simon day loué sa visa day loué visa am ñu ne déet na waay ñun ñëpp ñu toog di xaar que justice soit faite parce que ak lépp lu ñu mënti wax ñun ñëpp bëgg nañ li nga xam ne mooy li dal kilifa justice am ci parce que tamit ak lu ñu mënti wax image du Sénégal moo nekk en jeu ñun on soutient kilifa bu ñu sañoon du nekk foofu bu ñu sañoon tey kilifa du jaar sax prison parce que c'est un combattant pour le Sénégal li Y'en a marre liggéey pour Sénégal amul kenn koo xam ne tey di nga ko jéem a remettre en cause te nga xam tuuti lan mooy activisme wala nga nekk te di ci dox tuuti nga xam lim lay yàqal ci sa temps ci sa xaalis ci sa intégrité yow dootoo amati benn vie privée yaakaar naa ne ak ñun ñi nga xam ne demuñ ci dara sax am nañ ci expérience boobu waxuma la ak ñoom ñi nga xam ne ils l'ont fait depuis 10 ans am nañ benn considération boo xam ne am nañ ko ci ñoom loo xam ne loolu may nañ leen ko xam nañ ni bu ñu sañoon ñoom duñ mës a jaar prison mais gannaaw loolu ñun tamit xam nañ ni Sénégal kilifa dafa wax lu leer nañ ci deuxième vidéo bi kani moom mën na lijjanteel gaañ bi passeport diplomatique si somme 6 millions te du mat une semaine yaakaar naa loolu leer na nañ ñun ñëpp ñu doon xaar justice tranché def li nga xam ne moom mooy yoon premier jour bi ñu leen présenté devant le juge ñu teg leen ay charges yoo xam ne waroon na mën a ñàkk mooy di leen toppee association de malfaiteurs li nga xam ne c'est totalement faux parce que association de malfaiteurs amul foofu parce que association de malfaiteurs li muy tekk mooy mbooloo mu àndandoo di def jëf yu ñaawteef te amu fa. Deuxième chose bi nga xam ne moom la leen procureur bi chargé muy tentative de trafic de migrants peut-être loolu xëy na am na amul loolu wàllu yoon moo koy kii parce que tentative am na. Troisième chose ñu leen di toppee nu mu tuddati sax wàllum guerre ñu ne wàllum guerre mënul am foofu parce que wàllum guerre pour mu am wàllum corruption faaw mu am kenn ku ñu corrompu ak kenn koo xam ne moom mooy corrompu waate te loolu amul ci diggante boobu mu nekk loo xam ne c'est une injustice boo xam ne procureur dakaa jël chargé ko si ñoom kilifa pour jël dossier bi yóbbu ko instruction pour mën leen a chargé pour mën leen faa téye mu doon loo xam ne Sénégal ñëpp dañ kaa ñaawlu woon bi ko avocat yi waxee ñu xool PV yi xam ne tamit loolu lañ leen bëgg a chargé mu doon combat boo xam ne dañ ko war a mëne si biir loolu Y'en a marre annoncé benn conférence de presse ngeen baal ma rek damaa bëgg ñëwaat si fee tuuti parce que si la ñuy xam lan moo waral lii am Y'en a marre woote benn conférence de presse pour jël opinion nationale et internationale wax lan moo am ci biir dossier bi lan la ci procureur jublu ba yóbbu ko instruction def conférence de presse dénoncé yi nga xam ne procureur mu ngi koy def ak justice bi nga xam ne ñun ñëpp ànd nañ ci justice bi c'est une justice boo xam ne 2 poids 2 mesures lay def justice du kumba am nday la ak kumba amul nday ñun ñëpp loolu xam nañ ko ñu nekk di ko dénoncer Y'en a marre def benn vidéo def benn conférence de presse y avait beaucoup de leaders nit dox mu ngi fa woon Ousmane Sonko docteur Babacar Diop Barthélémy Dias Guy Marius Sagna consort ñu bëri ñu ngi fa woon ñu def benn conférence de presse suite à cette conférence de presse ñun ñëpp ñu déglu ko rafetlu kàddu yi fa jub
y avait des gens yoo xam ni ñoom dañoo contester le fait que Ousmane Sonko dem ci conférence de presse boobu parce que dañu ni Kilifeu ak Simon il dañoo fauté ñoom loolu la ñu wax kon Ousmane Sonko il aspire à diriger ce pays warul woon dem foofu am ay nit yoo xam ne tamit ñoom dañu ni Ousmane Sonko warul bu demee foofu warul woon jël parole wala même bu jëlee parole waroon na soutenir Y'en a marre mais pas muy jéem a blanchir Kilifeu mu doon ñaari mbir yu bokkul de ce fait Abdou Karim Gueye def benn sortie moom wax ci xalaatam barki démb mais xalaat boobu nag moo waral vidéo parce que dafa def benn vidéo wax li nga xam ne moom la xalaat ni carrément moom bëggul woon gis Ousmane Sonko mu ñëw taxaw foofu di jéem a blanchir Kilifeu naan dossier bi dafa vide di def benn discours boo xam ne mënoon na ñàkk tey ñu xëy ñu bëri di si joxe man du ma taxaw si point boobu noonu parce que man je sais faire la part des choses parce que man bu fekkee man en ce qui me concerne sur le coup dama gëm ni Ousmane Sonko warul woon dem foofu démb def naa benn live avant vidéo Karim di génn man def naa live dénoncé ni Ousmane Sonko warul woon dem foofu dafa waroon délégué benn responsable Pastef boo xam ne moo fay dem représenté ko fa moom même buy jël parole mu jël parole à son nom wala moom mu def benn tweet rek doy na parce que Kilifeu c'est un présumé d'innocence maanaam présumé d'innocence la mais moom li mu def minimum am na benn preuve boo xam ne mën nañoo kat am njort ni moom moo ko def si biir loolu Abdou Karim Gueye vidéo bi mu def moo waral coow lu bëri li ñu xëy tey dans les réseaux sociaux dans les groupes WhatsApp nga gis booy jëf noonu laa ko mën a tuddee quoi ay booy yu réew à un moment donné parce que yenn yi yabaate la en fait di acharné wu di n'importe quoi di wax ay wax yoo xam ne amul benn xam-xam bu nekk ci biir di wax ay wax yoo xam ne teguwul ci dara lu dul damaa far xam nga dëkk bi ku ne war nga mën a am ku ne war nañ la mën a bàyyi nga mën a wax sa xalaat démocratie war na fee mën a am je pense que Abdou Karim Gueye bu defee vidéo ni moom kat àndul ci Ousmane Sonko discours bu mu def foofu noonu boo ñëwee ni Abdou Karim Gueye bu fekkee da ngaa ñëw pour contre ko da ngaa war a ñëw pour teg ay argument yu solide pour ni lii ak lii ak lii ak lii moo tax mais zéro argument et puis yéen man à un moment donné dama naan est-ce que ñun dañ fee war a nekk toujours di maanaam di attardé aussi yéen avant sax may ñëw si point boobu noonu parce que est-ce que war nañoo nekk ci Sénégal ngeen ni Ousmane Sonko kenn du ko attaqué kenn du wax ci Ousmane Sonko loo xam ne arrangé wul Ousmane Sonko Abdou Karim Gueye dafa wax xalaatam maanaam dafa joxe xalaatam ni man bu ma sañoon lii la Ousmane Sonko di wax lii la Ousmane Sonko di def ak lii ak lii ak lii c'est son droit le plus absolu ñu war ko mën a nangul ku ne war a mën a joxe xalaatam parce que on est dans un pays de démocratie parce que ñun loolu moo war a tax ñuy xeex ngeen ne non warul waxee nii parce que moom bi mu nekkee fii Ousmane Sonko da koo soutenir Ousmane Sonko dafa war a soutenir diw patati patata ay argument yoo xam ne amul bopp amul genn à un moment donné teewul ci dara lu dul benn genre dictature boo xam ne da ngeen ko bëgg a imposer dans les réseaux sociaux bëgg ko imposer Sénégalais et ça ne se passera pas parce que il faut qu'on se voit il ne faut pas qu'on se voit la base il faut que ñu xoolante les yeux dans les yeux ñu waxante dëgg xam nga bu ñu demee tey daa am lu Olof Njaay di wax dani ku ñuy séntu si gaalu xaj buñ la fekkee ngay soccoo yeeru liir ku ñuy séntu si gaalu xaj waruñ laa fekk ngay soccoo yeeru liir te yéen Pastef loolu moo leen di bëgg a daal ñëpp ñu ngi leen di jiiñ kan yéen vous êtes pas démocrate ñëpp ñu ngi leen di jiiñ kan yéen nit bu génnee si réseaux sociaux yi di wax xalaatam kenn sañatul wax xalaatam parce que da ngeen koy saaga mais mu ngi bëgg a nekk dëgg te yaakaar naa war ngeen xoolaat seen manière de faire la communication parce que communication boobu baaxul mënu leen tere nit ñi ñu wax seen xalaat sëgëm Macky Sall mi yor nguur yor pouvoir yor police yor gendarmerie yor alal di ko joxe yor lépp te dañuy taxaw faire face ak moom di wax ak moom loo xam ne dañ koy wax muy dëgg si ñun te xooluñ ci kenn Sénégal lañ teg si kanam kon yéen bu ngeen foogee ne ñun dinañ wax lenn loo xam ne dañuy xalaat ni yéen kat après da ngeen di commentaire saaga wala toog ci ay groupe WhatsApp di saaga wala ay appel téléphonique dina tax ba duñu wax lu ñu xalaat non yéen a ngi nax seen bopp te nag il faut ngeen xam ne système boobu noonu bu fekkee ne xewoon na ba baax tamit xewi na changé leen ko jël beneen système parce que système bu ñu commencé xewi système boobu noonu di saaga ay nit dans les réseaux sociaux débat bi instant bi xam la war a doon débat wu xam-xam
ku génn attaqué président Ousmane Sonko ñun ñoo fi dàq défendre président Ousmane Sonko chaque jour ku génn def attaque dañuy génn def réplique mais du am saaga man mosu leen ma ba mu commencé def activisme ba tey def ay vidéo mënumaa génnee sama benn vidéo boo xam ne saaga naa amul kenn du ma ko génnee du ma si wax boo xam ne dina dépasser qui que ce soit parce que toujours lu may wax dinaa ko mesurer su may défendre président Ousmane Sonko ba si problème ba si barki dem bi temps Tandian génne def vidéo damaa génn défendre ko mais damaa indi ay argument teg jéemumaa jël benn yoon ay saaga wala ay wax yu ñàkk teggin pour défendre qui que ce soit te loolu moo war a nekk xam-xam bi tey yéen li ngeen di def moo waral tey xam nga barki dem maa ngi ko doon wax bi coowal Thierno Bocoum ak beeg yooyu ma ne Pastef ñu bëri dañ leen di jiñ soccoo yoru liir mais dañ seet dëmm fekk leen ñuy soccoo yoru liir parce que tey boo waxee Thierno Alassane Sall lan moo tax mënoo ànd ak président Ousmane Sonko li muy taafantaloo mooy xale Ousmane Sonko yi dañ may saaga ci internet bi te muy dëgg tamit tey journaliste yi si média bi la bu bëri na ay journaliste yoo xam ne boo leen waxee waxi Pastef ñu ne la ah ñoom dañuy saaga nangam sangam mu doon loo xam ne ñun ñoo ko war a mën a xeexal suñu bopp tey kilifa diine yi bu ñuy dem sax dañu jaxasee ak ñoom wala bëgg a yàqal président Ousmane Sonko lan la ñuy wax mooy moom ay jeunes am dañuy nekk si réseaux sociaux yi di saaga ñu war kaa mën a xeex wan leen ni ñun nekkul jeunesse buy saaga mais ngeen bëgg a jël loolu def ko dëgg def ko arme boo xam ne moom ngeen di xeexee te loolu day contourner wu contre yéen parce que président Ousmane Sonko ñun mësuñ kaa gis mu taxaw di saaga kon yéen bu ngeen taxawee ni moom ngeen di défendre idéologie Pastef ngeen di défendre da ngeen a nekk Pastef nekk ci biir Pastef am ci ay responsabilité wala ngeen bañ ci am ay responsabilité wala ngeen di soutenir président Ousmane Sonko je pense que da ngeen a war a moytu yenn polémique yi nit bu waxee bu ngeen koy tontu ngeen tontu ko ci xam-xam te bàyyi bu seet mais pas ay tweet ay saaga ay commentaire ay groupe WhatsApp topp ku nekk def sa audio ku nekk def sa live nga gis ñuy def ay live di wax ay wax yoo xam ne amul bopp amul genn ay waxi dof yoo xam ne da nga naan ñii est-ce que ça va ñii est-ce que ñoom ñoo ko tey te teguwul ci dara lu dul réewande en fait c'est-à-dire réewande ak jéem a imposer benn dictature boo xam ne du am yow kii dafa wax xalaatam pourquoi duñu wax suñu xalaat dañuy wax suñu xalaat ni mu ñu neexee dañu ni président Ousmane Sonko bu taxawee foofu di blanchir kilifa ni carrément kilifa dossier bi il est vide loolu c'est faux bu ko waxee wax na lu dul dëgg c'est pas vrai ça dossier bi dafa am dara parce que dernière vidéo bi nga xam ne moom la ñu génneel kilifa dañ koo dégg carrément mu wax si suñuy nopp ñu dégg ku ko bëgg demal nga seetaan ku ko déggul wala koy dof la nga dem seetaanaat ko kilifa dafa wax suñuy nopp ñuy dégg ni gars bi boo ma joxee 6 millions ma lijjantil la passeport diplomatique te du am une semaine ngeen di loolu kenn du ko wax gis nga le Sénégal est au-dessus de tout le monde muy kilifa muy Ousmane Sonko muy qui que ce soit ak képp ku ngeen mënti yaakaar le Sénégal moom la ñu teg si kawam moom la ñuy teg ci kawam parce que passeport diplomatique foofu image du Sénégal moo nekk en jeu tey bu fekkente ni ku jug ñu jox la passeport diplomatique Sénégal après bu ma diree oui passeport diplomatique instant yi comme ma ñëpp ko am nangam sangam waaw certes mais dama ni c'est l'image du Sénégal parce que boo ko yoree aéroport boo wàcc dañ naan kii que ndawal Sénégal kon est-ce que war nañu gis kilifa bi nga xam ne moom daa am lu muy prôné am lu muy xeex ñun ñu yaakaar ko ci muy naan day yor ay passeport diplomatique wala sax muy xamanteeg ñoo xam ni dañuy jël passeport diplomatique Sénégal di ko jaay te moom dénoncé wu ko te moom taxawul wax ko ba pare ngeen ni loolu kenn du ko dénoncé ba pare ngeen ni loolu ñun duñu am fu lay taxaw ni carrément kilifa a grave a fauté kilifa a fauté te il n'a qu'à assumer bu ñu amee lenn lu ñuy xeex ñun xam nga lan la si kaaw kilifa bi bu ñu amee lenn lu ñuy xeex mooy lan justice bi nga xam ni dafa bëgg a def un justice sélective maanaam procureur bi nga xam ni dafa bëgg a jël kilifa kaawu kilifa bi régler ko sur des comptes politiques ñun bu ñu amee lu ñuy xeex loolu la ñuy xeexee maanaam chef d'accusation yi nga xam ne procureur da kaa bëgg a jël teg ko kilifa yokk ko chargé ko pour atte ko tëj boo xam ne méngoowul ak li mu war a tëdd bu ñu amee lu ñuy xeex loolu la ñu war a xeex te loolu kenn du si jiitu Abdou Karim Gueye parce que avant même Y'en a marre di def seen sortie avant Y'en a marre di def conférence de presse dafa génn ni carrément mouvement Y'en a marre c'est un mouvement à protéger te nekkul kilifa ak Simon mooy tax mouvement Y'en a marre taxaw parce que tey am na ñeneen ñu siy xeex taxaw wax si wax bu rafet te gisuma polémique bii si am yëpp ñu partagé ko gisuma li si am yëpp ñu koy wax parce que kon kilifa ak Simon ñoom dañoo fauté ils n'ont qu'à répondre à leurs actes ñun nag ñaanal luñu leen ko yàlla quoi c'est-à-dire buñ sañoon du ñu tëdd buñ sañoon ñoo am ay avocats yu baax parce que ñoom am na lu ñu defal Sénégal sacrifié nañ lu bëri pour Sénégal te soxla nañ leen ci combat bi mais nag du tax ñu nekk ay naafiq yonent bi def ni sa mbokk bu tooñee da nga koy faral buñ ko tooñee dañ koy faral
buñ ko tooñee da nga koy faral ànd ak moom xeexal moom bu tooñee da nga koy wax dëgg ba pare ni ko yaa tooñ léegi nag mooy kilifa ñun instant bi le combat qu'on doit mener tous ñun ñëpp moo ñu fexe ba procureur de la république dossier bi nga xam ne da kaa yóbbu sous instruction nga xam ne mën na kaa bàyyi foofu 6 mois mën na leen faa bàyyi 6 mois bu 6 mois yi demee ba des ay une semaine mu ñëw présenter leen devant un juge après ñu delluwaat mën faa tëddaat du mat 6 mois loolu lañ war a xeex parce que dossier bi dañ kaa waroon yóbbu flagrant délit parce que amul lu bëri loo xam ne war nañ see mën a toppee Simon parce que ay tentative de trafic de migrants ak ay yu kenn xamul yooyu ñu ko war a toppee certes yooyu mën na nekk yoo xam ñun yooyu mënuñ ko see condamné yooyu mën na nekk yoo xam ne mën nañ ko see tëj sax te tëj bi du tëdd sax 2 mois wala 3 mois ñu may ko liberté provisoire mais nag quant à nit dossier bi il est vide ku ko mën ci wax dangaa wax waxi naafeq te damay dégg la plupart ñuy wax ni ci seen argument Ousmane Sonko loolu rek la mën a wax ñenn ñi sax dañ naan wii Ousmane Sonko droit lay wax nangam sangam dafa jàng ba am droit bu jàngee ba am droit mu bañ a jàng ba am droit ñun ñëpp xam nañ lan la loi wax lu ñu jàng ak lu ñu bañ a jàng il suffit que nga laajte wala nga suivre fii moom loi moom juriste yi dañuy ñëw interpréter ko ni kii ñëw interpréter ko ni mu ko arrangé ñun Sénégal la ñu dëkk xam nañ fii nu muy doxee da ngay gis ñenn ñoo xam tamit li ñu lay tegal comme argument mooy comme que kilifa xaritu Ousmane Sonko la kilifa ba Ousmane Sonko amee problème ci événement de mars yi kilifa ak Y'en a marre dañ kaa taxaw woon kon Ousmane Sonko da kaa war a taxaw mais yéen kan ngeen yëpp da ngeen a foog ne Sénégal daal kii bu la taxawoo fii maanaam ay fayante bor la quoi kon kay dañu accepter le président Macky Sall moom mu protéger ñoom Cheikh Oumar Anne kon nañu accepter le président Macky Sall moom mu protéger ñoom Mamour Diallo parce que ñooñu ay xaritam lañ kon kay nañu accepter le président Macky Sall mu protéger Mansour Faye mi nga xam ne dafa jël 1000 milliards Sénégal pasaree ko parce que kooku gorom la kon nañ ko accepter loolu parce que kooku bi ko Abdoulaye Wade dàqee dafa taxawoon ci wetam xeexal ko ba mu jotaat nguur kon kay na protéger ko bu fekkente ne événement mars yi li fi amoon képp koo xam ne mosul nga jàppale Ousmane Sonko yow lépp looy def tey Ousmane Sonko dafa war a ñëw taxaw si moo xam nga tooñ moo xam dañ laa tooñ non là y a un problème donc dëkk bi daal yéen da ngeen ñëw bëgg a yóbbal ci diggante maanaam fayante bor kon mbir mi fayante bor daal la war a doon sëgam moom bu nekkee ci opposition ngeen ñu bëgg a gëm loolu dafa war a fay bor kon bu demee pouvoir kon yéen lan ngeen di war a wax sëgam ci opposition bi la nekk ngeen bëgg ñoo gëmloo ka ni diw da ngaa lebaloon bi mu nekkee ci ay tolof-tolof kon kii bu nekkee ci ay tolof-tolof bu tooñee bu tooñul da kaa war a dem fay borom kon dama ni bis bu nekkee ci pouvoir xanaa kon képp ku def leen képp koo xam ne mosul nga ànd ak moom xeex boo defee naka su dul noonu dalaa war a fay sa bor comme ni ko Macky Sall di defee ngeen nit moom daal fayante bor lañ si war a def yéen da ngeen a desee comprendre que ni ñun nekkuñu si dynamique dañuy xeexal Ousmane Sonko parce que oui Ousmane la tudd sant na Sonko il est beau il est jantal jàng na inspecteur d'impôt président de Pastef ñu nekkuñ ci dynamique boobu nekkuñu di xeex Macky Sall tamit ba xam oui Fatick la dëkk Macky la tudd sant Sall oui il est gros naafiq la jarañul dara Sénégal dañ koy xeex non nekkuñ ci dynamique boobu li ñuy xeex ay principe la mooy la démocratie mooy kan moo mën a doxal suñu réew si kuñ ko gis buñ ko gisee nag muy def discours boo xam ne ñun ñëpp moom lañ doon wër dañuy ñëw ànd ak moom nekk si ginnaawam mais c'est pas parce que dañoo ànd ak moom ñun ñëpp dañuy gëmm suñu ay bët topp si ginnaawam yor ay yar fu mu ñu yóbbu rek ñu dem non suñu sëriñ si nga xam si ñoom la ñu jébbalu sax suñu relation ak ñoom demeetul noonu dañ leen di xool à l'œil bu ñu naree dribble ñu ne leen carrément sagam ñun ay vidéo la ñuy def di attaquer ay kilifa diine loo xam ne warul mën a am loo xam ne warul mën a yoon ba at nay baax daanul am parce que dañ naan ñii dañoo coaliser ak Macky Sall ñun ñu leen di attaquer kon tey ngeen ni benn leader boo xam ne il est dans l'opposition ngeen bëgg organiser benn dictature autour de lui ni kenn du wax ni kenn du ko wax loo xam ne yéen maanaam kenn du génn def benn sortie boo xam ne àndul ak yéen lu leen arrange ku ko def da ngeen koy décrédibiliser ku ko def da ngeen génn di ko saaga ku ko def da ngeen génn di wax lu ko neex ça ne se passera pas il faut que ça soit clair te méthode boobu teg leen ko ci suuf parce que amalul sens kenn méthode boobu teg leen ko ci suuf man chaque jour loolu laa leen di wax chaque jour bu kenn génnee def vidéo attaqué Ousmane Sonko ngir bëgg buzz ngeen génn di ko tontu su ma génnee loolu laay def ba si vidéo Tanzania bi barki dem loolu laa leen wax dama ni leen Tange génn def benn sortie boo xam ne tegu ko ci dara sortie boo xam ne amul bopp amul génn attaqué président Ousmane Sonko nan wi moom jabaram sëy nañ tas nañ léegi lu siy suñu yoon léegi bu ñëpp génnee tontu ko yéen a koy may légitimité beneen yoon mu génnaat def beneen vidéo waxaat ci Ousmane Sonko
parce que bu génnaate day am lu mu wax parce que attaqué ngeen bu nga neexee mu jël vidéo yi ngeen ko attaqué boole ko daal di génn daal di ñuy ay dictateur la daal di ñuy dañoo réew dañ may saaga yéen a koy légitimer kon jaru ko bàyyi leen ko mu def li mu bëgg a def c'est-à-dire bu ñuy wax il faut ñu déggante xel te ñu bàyyi nit ñi ku ne am sa xalaat parce que tamit Olof Njaay nee na ku ñëpp tifli nga tooy te bu ñëpp àndandoowee ni Ousmane Sonko ay ñi nekk si internet ñoo koy yàqal mu ngi bëgg a doon dëgg parce que tey yenn kilifa diine bu ñuy dem si ñoom di leen jaxte ak Ousmane Sonko encore une autre fois ma répété waat ko dañ naan xale yi nekk si internet bi di saaga moom mooy seen njiit te mu ngi bëgg a nekk dëgg donte ne nag am na ay comptes yoo xam c'est des comptes fictifs ay ñu bokk Benno Bokk Yaakaar ñoo koy créé pour di yàq dara Ousmane Sonko te ñun ñoo xam ko mais mu ngi bëgg a nekk dëgg parce que buñ demee ba gis ñoo xam ne il se réclame parce que man waxuma ci ay commentaire maanaam commentaire mën nga gis benn nit sax am 10 comptes loolu man du ma si débat mais ay nit yoo xam ne ñoom il se réclame bokk ci biir Pastef def ay live en direct taxaw wax li ñu bëgg a wax di saaga ay nit di wax ay wax yoo xam ne benn mag mënu kaa déglu de A à Z wax ay wax yoo xam ne boo commencé nit ki bu xoolee vidéo bi 2 minutes sax xam fi nga jëm ndax si waxi reewande la tem dama ne loolu du dëgg du yoon te Olof Njaay nee na ku ñëpp tifli nga tooy bu Bougane Gueye Dany génnee ne mënumaa ànd ak Ousmane Sonko parce que daa ànd ak ay xale yuy saaga parce que man damaa nekk nangam même bu fekkente ne xam nañu kat li muy wax daa am ay intérêt personnel moom yi mu ciy def parce que moom da jaloux la mais li muy wax am na lu si doon dëgg bu fekkee Thierno Alassane Sall dafa génn daal mënumaa ànd ak Sonko ndax ay booyam mu ngi bëgg a doon dégg tey activiste yi ñaat bëgg bàyyi tey bu génnee ci défendre Ousmane Sonko lan moo tax c'est parce que dafa def benn yoon loo xam ne yéen da ngeen koy jàppee erreur te du erreur mooy wax li mu xalaat ci lu Ousmane Sonko def te àndu ci yéen ñëpp ngeen àndandoo saaga ko mu jaar fa genn démissionné dem ci beneen côté bi di encaisser xaalis di xëy di yàq Ousmane Sonko te mu ngi yàq dara ci combat bi tey ki nga xam ne mooy Mati Toa Pom bu demee ba rallier à l'autre camp lan moo tax c'est parce que dafa def benn yoon benn erreur yéen ñëpp ngeen jël di ko saaga ndey di ko xas di ko nangam ba mu mujjee rallier mën nañoo lim ñu bëri tey ak Khaliphone Sall ñaata live la yàgg a def si problème Ousmane Sonko Adji Sarr ñaata vidéo de révélation la génne yoo xam ne da koy jëlee si ay membres de l' état nekkoon ci biir état bi nekkoon biir président di ko génne di ko teg sur le plan public sacrifier lu bëri pour ce combat là transhumé ñëw fekk si ñu fekk si ñu ci biir combat bi nga xam ñu ngi koy mëne au nom de Pastef di def lu ne au nom de Pastef barki Demba Ndiaye bi Ousmane Sonko demee ci Y'en a marre la génn def benn vidéo ñu bëri di ko saaga ba 3 jours yi yëpp maa ngi koy gis muy def ay vidéo di saaga Ousmane Sonko te daanu ko def parce que dafa siisu maanaam daal ci gàttal yéen bu ngeen bàyyiwul seen lii ngeen jëndee tey man ay saaga li jëndiwuma ay saaga ay va rejoindre Macky Sall ay qui se fout de toi man on s'en fout de toi man awma problème yooyu man ba may dugg si combat bi kenn taxul bi ma koy def yow taxaw keneen taxaw dama koy def au nom du Sénégal dama koy def parce que dama gëm ni peut-être lu mu dee dina am benn jeune boo xam ne dinaa tax mu am courage génn def live am fitu wax dinaa tax mu am courage dem ci plateau dinaa tax mu comprendre que ni jeune mën na am engagement man loolu moo ma ci dugal kon def ma ko pour kenn ba ma koy def xaaruma ci pour ñu may tagg wala ñu may saaga xaaruma ci recevoir Ousmane Sonko xaaruma ci Ousmane Sonko recevoir ma xaaruma ci Macky Sall recevoir ma xaaruma ci kenn recevoir ma dama koy def au nom du Sénégal donc man ngeen saaga ma ngeen bañ ma saaga ce qui est l'essentiel mooy li ma gis naa ci wax sama xalaat te muy sama aqulaay tallaay ku ci àndul nga indi say argument teg mais pas ay saaga nday pas ay wax yoo xam ne amul bopp amul genn en fait loolu nag moom ngeen war a jéem a def maanaam fexe ba am ay argument yu wér ku génn attaqué Ousmane Sonko ñenn ñi ngeen balaame leen bërgël leen bàyyi leen parce que dañ koy def pour am buzz ñenn ñi nga xam dañoo def ay attaque objectif comme ni Abdou Karim Gueye wax ni carrément Ousmane Sonko warul woon dem fii parce que fii y a des vidéos te moom il aspire à diriger ce pays kon am na discours yoo xam ne waru ko def te muy loo xam ne c'est lu dëggu la lu yoon la muy loo xam ne lu kenn nekkul loo xam ne dañ naan waxi caaxaan la nekkul loo xam ne dañ naan waxi caaxaan la lu am la te ku déglu waxi Abdou Karim Gueye te déglu ko objectivement déglu ko ak xel segg ko mën ngaa génne nii rek ci waxi média yi mais boo tëddee ak sa njëganaay di nga xam ne kii li mu wax même bu fekkente ne yow doo d'accord ci 100% yi 99% yi dañ ci d'accord parce que dëgg moo mel noonu ku wéet ak sa njëganaay di nga ku waxtaan ak sa njëganaay li Serigne Cheikh doon wax ku nekk war ngaa am ruq mën a kan ku dugg ci sa ruq mën a kan di nga xam ne Abdou Karim Gueye li mu wax dëgg la mais yéen nag
nanguwu leen nit kuy wax ci Ousmane Sonko même bu fekkente ni loolu day defaral Ousmane Sonko te yéen mujjee yàqal Ousmane Sonko encore une autre fois ma wax ko jël leen façon de système boobu ngeen teg ko ndale ñu dem si ay débat yoo xam ne débat d'argument la jël leen ay façon yooyu noonu ngeen teg ko fële ñu dem ci ay débat yoo xam ne ay débat d'argument la ku wax dara ci Ousmane Sonko moo xam da koy saaga moo xam da koy attaqué ngeen déglu ko répondre ko avec xam-xam répondre ko avec objectif bàyyi saaga yi ak wax yoo xam ne amul bopp amul genn ak ku tëb rek ni Ousmane Sonko nangam rek yéen ñëpp ngeen defalandoo ko vidéo mu jaar fa si su dem bu fekkente ne da ngeen a foog ni c'est comme ça on va gagner le Sénégal maanaam bu ngeen foogee si système bii nii nekk ci réseaux sociaux di saaga woon rek moom lañu mën a def ba jot ci Sénégal non ñu ngi nax suñu bopp wàcc si terrain bi comme ni ngeen koy faral di defee ci cellules yi comme fii Kër Massar nga xam ne toujours ñoom ils sont sur le terrain di jéemoon def ay massification loolu mooy liggéey réseaux sociaux yi ku ci wax ku wax objectivement nga tontu ko objectivement avec des arguments ku wax di acharné wu ci Ousmane Sonko ngir bëgg nga bañ ko tontu nga bërngal ko bañ ko faale parce que ñoom loolu la ñuy wut en fait te ngeen xam ñi nga xam ne dañuy wax pour defar ak ñi nga xam ne dañuy wax pour yàq Abdou Karim Gueye buy wax day wax li ko arrangé barki dem bi mu fi génnee ci wàllu coalition Ousmane Sonko bi yéen ñëpp yéen a ko fi tàgg yéen ñëpp yéen a taxaw ni moom kat gaynde la jël vidéo yi partagé ko fu nekk tey wax na loo xam ne yéen d'accord leen si Ousmane Sonko wala keneen d'accord si par force moom daal nit ko amul dara la ñenn ñi sax dañuy dem bay dugg si vie privée naan wii ba mu fi nekkee ba mu fi feebaree ñun ñoo ko kettaloon mais yéen daal du yëpp sax ngay mën a wax en tout cas ce qui est sûr et ce qui est clair mooy arrêter ce genre li nga xam ne moom ngeen bëgg a def arrêter leen ko ngeen teg ko ci suuf te la deuxième fois Abdou Karim Gueye li mu wax dafa wax loo xam ni ñu bëri ci ay sénégalais ñu ngi toog fi ñu toog bëggoon ko wax am ci xalaat mais nanguwuñ ko wax parce que amuñu courage pour déglu saaga yi Abdou Karim Gueye di déglu mais moom dafa am courage wax li nga xam ne ñu bëri ñu ngi ko xalaat bëggoon ko wax te mënuñ ko wax parce que bëgguñ ñu leen di saaga ay ndey dafa am courage ak dëgër fit ak dëgg gu toll ni taxaw wax ko publiquement jël ay responsabilités parce que moom bi muy xeex Ousmane Sonko ñëwul de damay déglu ñu bëri naan ay wii tey bu nekkee Abdou Karim Gueye ba nit ñi jox ko ca c'est grâce à Pastef yéen a ngi nax seen bopp nitu dëgg valeur mooy njëkk a judd Pastef bi muy xeex Ousmane Sonko ñëwagul taxaw ci langue politique di samp te moom nekkul di def benn combat boo xam ne moom ay interpersonnel am ba Ousmane Sonko duggee ci langue politique bi dafa jël lépp teg ko fële yéen ñi di wax ñëpp avant ngeen di xam Ousmane Sonko en 2016 boobu la ànd ak moom di campagne foofu la ànd ak moom jël page Facebook am jël léppam di ci ànd ak Ousmane Sonko di live ak moom kon nag tey la neex ngeen bëgg a wàlliyaan ba pare bëgg ko génnee bu fekkee nag képp ku nekk ci wetu Ousmane Sonko wax lu ko arrangé wul ngeen génnee ko sorale ko Ousmane Sonko ñeneen ñi nga xam ne ñooy ñëw jugee ci yeneen langue ñëw ngir bokk ci ñoom ngeen di bàyyi ñuy ñëw di tàggu Ousmane Sonko di jege Ousmane Sonko moo wax leen lu leer naññi bis bu faloo fi ñëpp mujjee lay mujj parce que bu fekkee ay nitu démbam ñi nga xam dañoo àndoon ak moom ci dëgg daan ko wax dëgg démb di ko wax dëgg ba tey ngeen ne tey kenn dootu ko wax dëgg bis bu ngeen bàyyee ba ñooñu ñëpp génn dem waxtuñ ko dëgg ñeneen ñiy ñëw mooy naafiq yi nga xam ne ay mer ngembu lañ sa Macky Sall ñooñu buñ ñëwee dugg ci moom ba wër ko ba cercler ko xam nga fan lay mujj dem ba jël nguur gi nekk fi di fayante ay bor te Sénégal nekkuñu fi pour fayante ay bor ñun tey buñ ko xalaatee jiital ko nekk ay activistes ba pare di assumer pleinement que ni ñun on roule pour moom que ni ñun dañuy xeex pour Ousmane Sonko parce que c'est parce que dañoo gisul ko fi tane c'est parce que discours bi mu am nga xam ne ñun dañ koo sopp discours bi mu am parcours bi mu am ak li muy woote ñun moom la ñu gëm mais du moom en personne c'est l'idéologie de Pastef kon na jéem a des ci idéologie boobu boo amee ay koo xam day xaritoo ak moom loolu ñun suñu yoon nekk ci mu régler ko par dans une autre voie parce que moom li mu def rek envoyé fa ay avocats ñun gis nañ ko même bu ko communiqué wul gis nañ ay avocats Pastef yoo xam dañoo dem yokk ci dossier bi pour jàppale Kilifeu loolu rek c'est un geste noble il suffit que mu defoon benn tweet rek bu simple ñu xam ne kat mu ngi koy bàyyi xel c'était un geste noble wala sax mu yónnee woon fa benn représentant parce que Pastef tamit tout lépp warul concentré wu ci benn nit muy président Ousmane Sonko donc yaakaar naa loolu yëpp lu mu waroon mën a def la ba mu fa demee tamit def na discours bi mu fa def ñii ànd nañ ci ñii àndu ci ku ci ànd déglu leen lu tax mu ànd ci ku ci àndul déglu leen lu tax àndu ci loolu mooy wax ji mais pas ñuy saagawante la troisième question bi nga xam ne bëgg naa ko ma tëj question boobu noonu fi nga xam ne bëgg naa see ñëw mooy dama gis ñoo xam dañuy acharné wu bëgguma si woon sax jaar ci boobu ci kaw Abdou Karim di wax ne moom dafa am problème ak Y'en a marre parce que moom sax moo waral Kilifeu waa nguur gi ñëw jël ci ko parce que dañoo xam ne
moom moo njëkk a génn blâmer ko moom moo ko njëkk a tëj en fait maanaam dem sax ba naan moom dafa am problème ak waa Y'en a marre yéen a ngi nax seen bopp Karim amul temps boobu c'est parce que yéen xamu leen profilu Karim man tey ñu bëri su may seen vidéo damay reetaan parce que dama naan ñii xamuñu sax lan mooy profilu Karim parce que nit balaa ngay waxtu moom war nga kaa mën a jàngat quand même c'est-à-dire nga xool démb xool parcours am xool discours am xool moom li muy faral di wax parce que moom ay waxam est-ce que da ciy jéem a teg benn plan de communication di ko rafetal est-ce que kii waxam da ciy jéem a xooyal ndox wala kii est-ce que day jaar si digg bi da ngay jéem a xam profil bi ngay xas wala nga koy attaqué ba pare boo xamee profil bi xam Karim xam profilam xam parcours am xam kii maanaam ban genre nit la doo taal naan kii dafa am int ci yaa Y'en a marre wala ci kilifa wala qui que ce soit Abdou Karim bi nekkul sax ci domaine boobu noonu loolu yéen ñi nga xam yéen a am ay problème personnel yéen ci nekk sama gars yi je pense que live bi gudd na l'essentiel bi wax naa ko bu ma sañoon nag képp koo xam ne yaa ngi seetaan live bi bu ñu nekk loo xam dañuy tagg 30 secondes dugal ko ay estati foofu ni partout bu ma sañoon képp koo xam ne yaa ngi koy seetaan nga seetaan ko de A à Z pour xam lan moo waral live bi déglu ko ba mu jeex parce que ñu bëri da ngay def vidéo ba pare ñu dagg si 30 secondes dugal donc c'était ça pour man wax naa li nga xam ne moom laa ci xalaat li ma ci waroon wax di xaaraat tamit leneen amaat ba beneen yoon si beneen vidéo incha allahu rabbi merci beaucoup à vous tous ciao